ay yow për xël sa xaar dañuy rap bën baari pandir caga ji agali waari për ngir ñu jaga di dañuy rap hako xeexal mbedd défendre cause yi jusqu'à la mort dañuy rap di fuck mbalax mani def safara seen kaw tot yay def seen mani dañuy rap jibal coow duñu baa dund gi yëpp dañuy rap pour ghetto bi suñu kel lañu këpp coow lu taw bi rap di tàgg mu système bi lu mu sacrifier su ñun suñuy rak tax ñu liibal leen tam bi dañuy rap ngir ñu dëkkee xeex bañ ku leen noot ak ñi mësul la nangu xeetu pression di leen boot rap ngir ñi maawul kelte ñi kenn ci lëndëm ñi kelte rap di yëg suñu njëriñu mif raak di yëg di créer ay bif xamul rap moom lu ci yoonam dem dañuy rap ba keroog suñu tëj për ba keroog suñu tëj wëri am kattanu firi ñi ñàkk di tëj indexé government bi klaate cooy ji mabal jeel yi rap ngir nigi si nëw daanu benn warul ñaar sak leen xel yi dañuy rap te du mooni klaate suñu ñàkk fokk nooni li bi amee ne ak dañuy rap fay bori ci kër yi për fori di wëri ñi woyo fu sori bage fu sori tax ñuy rap ngir ngeen aar seen modi ne ca leen seen yogi ay cëpër yawi ñi yow seen foog ci ay détail si pilo yokk ndega si jigéen hay dañuy rap wàcce xonet bi suux lu ñàkk nga ma ku leen wàllu tax ñu jaay seen ngor për di dooleel ki tumu ranke tu tànk yi taxaw wàllu ñàkk kaaranke rafle fu ñuy dallu mineur yi daanu ci krok almoti yee ñu noot ñi kumpa kat coono ñële ñu xëj pat ñu wëta bi li njaa seen kono i tey rap jogul di jàmbat ñi paref ayalu ñu fajjo njukkal paykat yee ko jago war ñu foget seeni aajo xanaa ko dañuy rap ngir nga bëgge botal bi lay naa jëloo créé bi fekk sa waa leeg xajaloo rap rëbb ñi soy fret ñi cool dundal seen xel xol nopp ak i bët def ci ñoom lu ñëpp di roy liy bring cool li la ñuy lañ bët faj fuyu xonturu yi pii di neef massacré remu formation yi œuvre éducation ci école yi kidnappé pédophile yi wadaat sanda yi c'est pour l'éternité foog laïcité gët lañu hérité dañuy rap ngir jëlmaa ni iji lu waral duñu tàyyi di ndéep di leen dox si fa lu ceñ kii pat ceri xot soxla si yow ñaani lañu jàll si gaale si ñu mawti jël si yóbbu leen beneen galaxie alaxi ëlëg si guddi gi waga dugu bëkkee dugu bu ci dugu ñu on ji dofloo ñu son ji xofloo ñu ne ci hospice te dee ci showbiz ñi tëdd taw a jóg ñi gëdd gën a wëg ni xiif ak mar di daaji ni amul yaay ak daadi ni xar ba mujj xar di jàpp taw a taay yaay ak bàyyi gor ñeeg jam ñi ñu ne ci jam-jami xaaxami tam-tami rang-rangi di gëm di sàkkami di dem ak kaskami di moto kaskami di deew ak kaskami mani dañuy rap njaa fépp jàpp lépp kaa ñu cap lamb daj sàmmkat ci baykat nappkat sàmmkat te wér na got mi dara tewul dañuy rap di gas clash ñi newal bass clash për fu dara newul bu dara desul lu dul got di big teg yootu bit lek beef teg sulli mbóot jëlee fi njàkkare balee fi puukare ba nuy xale ba léegi nuy xare indi rim dindi crime yàq mbind mi gàkk dund bi ñàkk tund bi bégal sa famille indil la famille jëlee fi famille ba dee ci mbedd mii ni gannaaw ak mbedd mii ni gannaaw ak sedd bii ni fanaaw ak edd bi get sa ennemi kees ci ñenn ñi fuck nag sa ennemi lii mooy rap nigga fu kenn cook alors sur Rewmi FM 97.5 tey mooy suñu 3e jour Free yow démb ñëw dégg naa da nga xawoon tooy quoi. waaw dama xaw a tooy ba instant yi nii sax gisoo mu ngi apparaître sama voix bi su may për nii. waaw dama xaw a tooy gars yi. mais am nga tan quoi. waaw sénégalaisement rek. waaw kon baax na donc démb ñu ngi woon suñu 2e jour démb PD moo jël presque émission bi yëpp presque wax ci jaar-jaaram ak tout et tout mais tey dañuy résumer waat juste par rapport ak yenn fait yi doon am. ci Fuken Cook ci jaar-jaar bi bokk na ci nee nañu Fuken Cook tey après sacrée corruption Fuken Cook Crazy Cool da ngay xool ni ñu bëri dañ doon bëgg boole Fuken Cook Crazy Cool par force ba yenn sercon yi 72 heures yi ci la bokkoon yeneen sercon yi am wala yenn événement yoo xam ne bu amee dañ naan non buñ boole bu nañ jël ñoom ñëpp ñu def ko Fuken Cook jël Crazy Cool ñaf ko ci biir léegi pour mu mel ni benn moment dañu doon bëgg a garer carrière Crazy Cool pour naawal Fuken Cook pour mu dem donc loolu yëpp après mu am benn lu ñu koy waxatee benn union bu am seen biir ngeen ne dee du ci dal 72 heures moo ngeen bañ a jouer mais da ngeen jouer pare xëpp ci kaani après loolu la 72 heures amatul ba gars yi di leen jiñ ne Fuken Cook bokk na si ñi tax 72 heures amatul donc ci carrière bi di dem ci loolu yëpp na ngeen ko doon dundee jamono jooju. waaw Kanaaro Freelord on the talking bon affaire boobu nu ñu koy dundee dañ koy dund positivement quoi parce que créer suñu brode la
créé suñu bro la te loolu du dañ quoi ñoo bokk daaf ñoo xengandoo ñoo commencé ndoo game bi ba instant nii peut-être ñun ñoo ko njëkk am album mais moom mu ngi ci ba léegi quoi. En fait 72 heures bi ñu dañu on trouvait anormal que Crazy Cool ñu yóbbu ko ci benn plateau boo xamante ne am na beneen boo am na yeneen boo yoo xam ne ñu ngi fa doon jouer. te ëpp ñu créé tour créer représentativité bu mu am ci hip hop bi ñooñu amuñu ko ñu koy jël di ko yóbbu ay géttu bay muy jouer fa on trouvait anormal que loolu am loolu moo tax ñu dénoncé ko te si c'était à refaire dañ koy defaat quoi parce que fu ngeen ko daf fi nekk dénoncé loo xamante ne ni day xajamal hip hop bi day yàq carrière yenn MC yoo xam ne ñu ngi koy teg ci yoon quoi loolu la waaw c'est que pour dolli benn affaire mooy que ni comme ni nga ko waxee léegi-léegi gars dañuy bëgg def séparation ñun en fait séparation bi leeroon na quoi parce que képp ku nekkoon ci hip hop bi di dund. xam nga ne Fuken Cook ak Crazy Cool c'est que benn corner la ñu bokk mais ñaari carrière yu différent la. loolu leeroon na ci bopp ñëpp quoi. mais léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo doon organiser jamono boobu noonu parfois c'est que bu ñu waree jël cré jël fënaka comme dañ doon defandoo yen bu 10 ñun bu ñuy joué fenn bu ñuy joué après dañuy tëjee yen bu 10. cré aussi pareil. comprendre fa ni léegi nag gars yi pour mën a defe naa fa dañu ne non ñoom benn lañ ñoom ñoo koy tey quoi. en nous disant benn lañ. et ñun benn lañ loolu kenn dindiwu ko parce que ñoo bokkoon fu ñuy répété bokkandoo lépp ñun ñoo ko bokkoon quoi doon partagé lu bëri quoi. juste carrière yi nag moo nekkuloon benn. et loolu ñun ñi comprendre nañ ko léegi pour créer ay détails fu ñu war a am ñaari daaf gërë yu ñëw représenté ñu bugg ko def benn. ñun loolu duñ ko accepté comprendre nañ jeu bi gars yi bëggoon léegi 72 heures bu amee. ñun ñëpp ñoom ñëpp ñu xam ne parce que ay hip-hopeurs ñoo ko doon def xam nañ créé xam nañ fënaka léegi ñun ñu am 15 minutes de scène créé war a am 15 minutes am de scène ñun 15 minutes sax doyuñu quoi léegi ñu bëgg ñu ne yéen a Crazy Cool da ngeen di bokk 15 minutes yi ngeen joué seen morceau yéen bu 10 ñu ne leen non attends du yéen a ñuy wax comme nag lan la ñuy war a joué yéen bu 10 wala quoi que soit quoi en fait da ngeen ñu wooyee noonu ngeen wooyee créé am na temps moom da ko war a jël parce que moment boobu noonu c'est que amul ku gën a représentatif Crazy Cool et Fuken Cook amul lu mu mérité ci game bi te Crazy Cool mérité wu ko parce que ñun ñoo nekkandoon ci même niveau bu yéen a fëlandoo voilà aussi. bu fekkee yéen bu 10 la ñun ñoo ko defandoo kon bu fekkee ne dañuy jël fënaka dañu war a jël créé et non seulement créé mais yeneen groupe underground yi nga xam ne moment boobu noonu ñu ngi ko doon prouver di ko def muy leer léegi nag ñun loolu duñ ko nangu parce que du mérite bu ñu bëgg jox du cadeau la ñu joxoon noonu du cadeau loolu suñu mérite la woon te Crazy Cool da ko mérité ak yeneen groupe underground yu fa nekkoon mënuñu teg 72 heures di indi ay Alex ñuy joué ci ay plateau yu mag mënu loon nekk gars yi ne ñoom duñu joué ñu bëri gedd ñun dañu ne dañuy ñëw joué bu ñu ñëwee joué aussi dañ ko defuñu ko pour je ne sais pas quoi mais dañ ko def parce que dañ koy réclamer par rapport ak hip hop la yàgg nañ ko wax ci suuf gars yi duñ ko def mais dañ koy yéegal ci kaw bu gars yi bàyyee après dañuy comprendre ne 72 heures bi ñaru leen woon dañ ko doon def pour am ay link bu ñu amee seen link aussi bu tombé ak loolu la ñuy wut prétexte pour aju ko et ñun loolu mooy suñu démarche ci game bi quoi lu mu munti demee dañ koy teg parce que Baye Crazy Cool mérite la am ci game bi Raw Street mérite la ñu am ci game bi ak lenn du cadeau bu ñuy offrir ñun kenn offriruñu cadeau 72 heures ñun ñoo tax ñu teg ko et lu si gën a graaw 72 heures saa yi boo tapé tey internet 72 heures yëpp mosoo gis image yu Fuken Cook même première édition bi dañuy off après 72 heures day mel ni ñun nekk ñu fa woon et loolu c'est anormal ñun ci game bi lañ bokk te 72 heures amul ku doon def mieux que Fuken Cook sur scène amuloon gisuñu ko ñoo doon def live bien vrai que groupe underground lañu woon ñoo doon dundal public bi léegi pourquoi léegi après 72 heures du ñu wane image yoo xam ne Fuken Cook si la bokkoon mel ni ñun bokkuñu si woon comprendre nga c'est loolu mënuñu koon accepter quoi te boo xoolee par rapport ak loolu mooy comme li gars yi wax quoi dafa am la nga xam ne loolu lañ doon réclamer par rapport ak groupe underground ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon si town bi yëpp di réew quoi di réew di ko teg ci xam nga niveau bu high gars yi di leen boycotté di marginal bi amul woon respect quoi mën naa xam ne jour bi ñuy contacté par rapport ak 72 heures bi ñëwee suba la 72 heures si nawet bi ñu ngi jógee Kaolack le premier ñu ngi jógee kaw lu ñëw si yoon bi la ñu contacté nañu da ngeen di gérer ci même jour bi ak ñi ñu fa nekkoon noonu gars yi aju ne duñu gérer ñun leen ñun dañuy dem gérer dañu war a dénoncer ñu dénoncer ko parce que gars yi loolu liñ ciy wut mooy que ni dañ lay manqué rek pour yow nga boycotté léegi après ñu gis na yaa génn ñu mën a xendal seen business te business bi yow da nga ci am wàll comme li ñuy wax gars yi la gars yi yàgg nañ nekk ci seen business individuellement ñu leen di saaga di leen taxé lu nekk terewul ñu koy xendal kon 112 heures bu nekkee lu ñor gars yi la du tere tam gars yi dañ koy xendal parce que am na lu leen fa bàyyi mais après loolu ay coow dafa juddu foo dégg Fuken Cook nga dégg ni am na coow ak diw après Gaston da ngay dégg ni seen bro Big D
jotoon ngeen fi am ak moom ay trouble. après 112 heures y avait Simon. yooyu yëpp après na ngeen ko doon dundee quoi yenn ténor ba ci ñi nga xam ne ñoo produit seen album. muy suñu lamay sa gars yi ñoo ñu bëgg coller étiquette rek. mais loolu lan la exactement kon lan la exemple Big D. waaw suñu am problème ñun premier concert bi Fuken Cook presté concert bu Big D la woon Cité Elisabeth. suñu jum premier concert bi Fuken Cook yéeg presté quoi. et loolu honneur la Big D moom moo ñu ko defal quoi. comprendre fu may waxee nii. et moment bu mu koy def kenn xamuñu woon quoi Big D mosuñu am ak moom problème parce que saar la ñu bokk. mais aussi amuñu ay affinité loolu dafa yàgg. suñu grand yi la ko amaloon ñun suñu génération ak moom amuñu yenn détails mais on se connaît fu ñu daje dañuy fooree Big D ñun sañ ñu ko sax saaga parce que suñu grand frère la quoi bu dul dara aussi. comprendre nga joobul loolu noonu lu war a tax ñu koy ñun gars yi ñoo ñuy indexé ay affaire ñu mosuñu saaga kenn fii nii si Gambie. c'est que dafa am loo xam ne ñun ñoo ko moom dañ koy réclamer Simon mosuñu am problème personnellement nit ak nit. mais c'est que 72 heures ñun duñ ci xool Simon duñ ci xool Amadou Diop duñ ci xool qui que ce soit dañuy job comme ñoom. Gambie ñun dañ ko bokk dañ ci am wàll te suñu wàll bokk deret sax du tere ñu réclamer ko. et après loolu noonu 72 heures bi mu weesoo bi nit ñi di wër si rajo yi di wax di bugg coolal ay kayit yi dañu taxaw défendre ko parce que ci dëggantaan bi lañ taxaw terewul ñun ak Simon dañ doon job après ci ay hip hop biz. mais 72 heures ñun dañuy taxaw ñu wax suñu xalaat du ñu ay complexé. dañu bokk Gambie dañuy siggi xool la wax la li nga xam ne moo fi nekk. Max Crazy le lendemain man maa ngi dem Tivaouane Peulh mu fekk ma croisement Cambérène ak otom nii. mu ne ma bàyyi kañ demaale ñoo bokk yoon comprendre mu ne ko non daa am ku may wéet te moment dafa am ku may wéet. ñun suñuy grand frère lañ. amuñu problème ak nit mais game bi nag ñun dañ ci bokk. la may seen tey boo doon coolal c'est que dañuy taxaw wax la da ngay coolal. soo bëggee après ñu ànd mu continuer lu ñu doon job. soo bëggul aussi nga dem ñu dem. waaw milieu professionnel la foog nga assumer sa job ñun game bi dañuy liggéey. te bu ñuy liggéey aussi duñ nangu ko fooyee suñu job. est-ce que à un certain moment sentiroon ngeen ne ni seen biir carrière que ni gars yi bëggatuñu woon Fuken Cook exister ci game bi. waaw en fait ñun ba léegi am na ñoo xamante ne nii xam nga bëgguñu Fuken Cook émerger mais ñun we don't give a damn ñun ñu ngi job suñu job quoi. ba ci first time je me rappelle first time ñuy dem Paris am na ay animateurs yu fi nekkoon wala am na ay gars yoo xam ne dañoo ne non est-ce que réellement affaire bi dëgg la xam nga di woote biir daaf di laaj di leerlu est-ce que ba loolu amee gars yi est-ce que dinañ ñëwaat est-ce que duñ daw c'est que xam nga la moo grave ci game bi ñoom dañ lay xool xamuñu la di indexé ay affaires yoo xamante ne nekkuloo ci quoi ñun job la ñu sekk ak gars yi te job la ñuy def rab bu dëgër bi la ñuy def di ko réclamer everywhere di ko def avec la manière di ci def fulla ak fayda léegi nag comme li Kab wax ku bugg a xajamal suñu ndab ñun dañ ciy xëpp kaani quoi amuñu problème relation personnelle entre nit ak nit képp ku ñu jotal la ci game bi lañ jotal mosoo dajee kenn wala mosoo dégg fenn fëne que jote naag benn gars en dehors du hip hop képp ku ñu jotal ci hip hop bi la ñuy jotee quoi parce que dañuy job bu ñu job dañ koy teg ci yoon quoi mais du leneen quoi la mooy dafa am lu am solo gis nga Sénégal boo wëree hip hopeur yëpp muy old school muy new school waaw c'est que Fuken Cook moo bokk na si ñi nga xam ne ñoo gën a jox nit ñi respect parce que respect bi ñu nekk si ñun aussi parce que dañ ko jox nit ñi moo tax ñu daloo ñu ko Awadi bu ñuy dem Belgique ñu ñoo bokk benn vol Awadi jour boobu la ñuy njëkk a gisee nii xameewuñu sax xameewuñu sax mais grand frère la c'est que ñun jugé wuñu Awadi tey ñun Awadi du suñu problème ñun xaaruñu Awadi rabal ñu comprendre ko fu may waxee nii ñun dégluwuñu Awadi pour mu rabal ñu bu ñu ko doon déglu à l'époque la tey ñun ñoo yore relève bi war ko dawal moom fu mu ko yóbbu est-ce que ñun dinañ ko yóbbu foofu ñun loolu mooy suñu mbébét parce que lu ñu fi munti wax grand yi baay c'est que tey relève bi Sénégal lañ nekk sax di ko xam nga di xam nga benn instant di ko tàngal xaw ma di ñu tànkal comprendre fu may waxee ni kenn defu fi lu weesu lu fi grand yi defoon noonu dañuy waxante dëgg génn bi si biti ñun dream bi foofu noonu la nekk am nañu ay dégâts yu ñu def ay affaire mais loolu saa luy concerne amuñu time boobu noonu ñun saaguñu fi kenn parce que dañu bëgg saaga lépp nag lu nit yore mu nekk suñu yëf c'est que duñu ram pour jël ko duñu la neexal pour jël ko dañ koy jël parce que ñoo ko moom léegi nag respect bi boo wëree game bi ba mu daaj c'est que nga xam ne bàyyi c'est que Fuken Cook lu tax ñu jox ko cër parce que dafa jox nit ñi cër jox nit ñi cër ak di maslaa yenn yi nga xam ne raar la da nga ko war a wax c'est not the same ñun amuñu problème ak kenn jéggi raay job nañ mais ba léegi on est ensemble ay gaañ lañ di rikos pareil ñun nekkuñu foofu comme nga xool par rapport ak loolu damay delluwaat ci ginnaaw tuuti quoi comme fi nga doon posé question bi mën nañu wax ne métti woon na loolu parce que dem na benn instant dañu rabaske suñuy dëb suñuy bagage yëpp dem toogaat daaf géroo parce que link yi ñu amoon nañ ay projet album depuis jamono jooju amoon nañ projet album amoon nañ ay projet yu bëri ay link ak gars yu bëri dafa mujjee dagg mais après ñun dañu delluwaat suñu koona jàppaat suñu bopp te xam ne liggéey la ñun ak gars yi nag xëy na gars yi ñoom comprendre wuñ ne ñu relation professionnelle bi lañ dul négocier mais relation humaine
ay doomu aadama lañ comme ñëpp wari karam naa ngir bànne aadama la ñuy dund ku ñu gis dañ lay jox cër dañ lay jox respect mais lu jëm ci wàllu job la duñ ko négocier comme ni ko kap di tàmmee wax fukkeen ko yarul esprit doomu aadama du esprit nit quoi amul compréhension non la may seen sama gaan la fukkeen kook du doxee noonu Piri mën na doxee noonu kap mën na doxee noonu mais fukkeen kook moo dul doxee noonu day métti nag dañuy delluwaat suñu side mais dañuy gis ne ba tey sas la parce que défi la loolu daf ñuy ñaaxaat mën naa lépp lu ñu am loolu moo ñu ko may te man damay faral di wax ne gars yi il fallait que ñuy xëwa parce que xëw boobu noonu moo ñuy yóbbu lu gars yi bu ñu xëwee ne mënul nekk man damay fexe mu nekk by force loolu mooy dirimu Fuken Cook loolu mooy philosophie Fuken Cook quoi loolu moo ñu may tey lu ñu am dañu delluwaat suñu koona gis ne réew moo ñu boole gars yi demee na nii nag dañ koy réew teg ko kenn du ko dindi te bi ñu ko réwee teg ko yan bu diis ñëw pour confirmer ko kenn mënu ko dindi ñëpp dañ ciy teg loxo by force c'est que coow li mooy ñun wutuñu conseil ci kenn fii lu tax xam nga lu tax wutuñu conseil parce que yow li ñu war a def lu ñu war a wàccu la ñun ñëpp ay acteurs lañ ci game bi dañ ko war a teg mu avancé léegi yow da nga ko war a teg mu avancé yow tegoo ko fu ñu ko tegul c'est que lan nga ñuy conseillé lu ñu bëgg nga bëgg da nga bëgg jaay ñu bëgg jaay n'est-ce pas nga bëgg yóbbu Sénégal ñu bëgg yóbbu Sénégal nga bëgg nekk king of hip hop ñu bëgg nekk king of hip hop yi amoo la ñuy conseillé dañ waxante dëgg non dëgg la parce que bokkuñu koñ bokkuñu vécu bokkuñu fu ñu juddoo bokkuñu fu ñu màggee ñun am nañ ay copains bu dee xarit am nañ ko am nañ ñu si bokk nag ci game bi mais ñooñu ci suuf lañ nekk li ëpp comprendre nga mais nag am nañ ay nit yu ñuy sekkal ay affaire mais du ñu ay gaan demalante xamalante ay détails mais juste hip hop moom moo ñu boole wala mouvement moo ñu boole foofu noonu la ñuy yem ñu liggéey comprendre fa mais am ñoo xam ne suñuy gaan lañ c'est ñooñu suñuy gaan lañ mais game bi amuñu si copain amuñu si grand frère très bien amoo leen ci copain amoo leen ci kii mais tamit ci biir wax ji ci biir débat bi yëpp ñu doon def jour yëpp am na benn moment yaa ngi wax ci cafétéria lu bëri y avait un certain moment aussi ñu bëri bu ñu bëgg a dem cafétéria saa bu événement bi coolee saa bu coolee dañ naan waa Fuken Cook la loolu doo leen ko weddi waaw mais saa bu amee trouble mu am xeex wala mu cool ñu ne non booy Fuken Cook la waaw même ci hip hop bi nii sax almari bu amee cool nii ñu ne waa Fuken Cook la kooku bul solo sama mais loolu dund ngeen ko ci biir cafétéria waaw dund nañ ko cafétéria dund nañ ko fenn dañuy toog ba daaf giro amay affaire yoo xam ne dafay ñëw di jóge outside di jóge fu nekk parce que nit ñi dañuy nekk ci ay préjugés tey comme ni la ko waxee tey ñi nekk di joobal même par rapport ak suñu album am na nu mu demee woon démb la nga xam ne ay préjugés lañ doon am par rapport ak ñoom fi ñu toog wala li ñuy dégg ci doomu aadama yi mais bi ñu gisee ñu sekk benn relation nekk ci cadre job ñoom seen boppam affaire bi dañ leen impressionné dañ naan non gars yi du nii lañ mel quoi ndekete gars yi ay nit lañ quoi te ñun ay doomu aadama lañ père ñun day am fu ñu jógee am fu ñu jëm comprendre lu bëri ci live ñun am na xam amuluñu saas amuñu temps nag pour justifier wu pour wan sàmm ne ko ñun nii lañ mel wala wan dem ne ko nii lañ mel non temps bi mooy meilleur juge lu ñuy dem da nga comprendre lu ñuy gën di dem da nga gën a comprendre ñun foofu lañ taxaw liggéey lañ sekk gars yi sekkuñoo gars yi pour wan leen ne nii lañ mel pour wan leen ñun cóolaluñ pour wan leen ñun ñooy cóolal non d'accord liñ sekk gars yi liggéey la Free ba ngay dégg genre coow yu mel noonu mu am xeex biir cafétéria koo xam ne dafa jógee outside ñëw organiser foofu mu am xeex wala mu am yeneen affaire yi fa am ñu ne non booy Fuken Cook la quoi noonu nga ko doon dundee loolu waaw coow jibul mooy comme li Pii di wax rek gars yi dañ leen indexé lu nekk coow jibul ñun on assume quoi mooy li mu la wax on n'a pas de temps xam nga pour justifier wu naan ñoo def lii wala defuñu lii quoi job lañ sekk gars yi dañuy job quoi. am na yoo xam ne nag bon ñun ci lañ bokk quoi. il faut comprendre parce que je me rappelle am na benn jamono yi mouvement Y'en a marre am na benn boy bu fu mu soon ñëw. di ñu saaga quoi. en fait saagawul Y'en a marre parce que ñun ñoo fa nekkoon moo tax mu doon saaga mais après xam nga gis na lu ko ci fekk quoi jarul mooy turam après xam nga. loolu mu jënd dem gendarmerie waaw boobu ñun on assume quoi man ci acteur principal laa bokkoon on assume quoi passé na parce que tamit nit doo ko fekk koñam xam nga ak saar mi ak lu muy représenté game bi nga koy won ne ay yaa ko gën a tënk alors que loolu nekkul. ok ñu mën ko sunu bopp te bro boobu noonu tey suñu gaan la tey dañuy gisante suñu bëree bëri quoi. damay xam nga cafétéria aussi li fa am ñun ñoo ko def. ñu ñoo def cafétéria mu nekk temple bi. c'est que loolu aussi lépp lu fa xew aussi ci suñu nodd lay taxaw. mais ñun yoruñu sécurité kenn cafétéria. booy dañu fay seen tuutaw. dugg pour cons real hip hop. léegi nag bu fekkee dañu fay seen tuutaw dugg benn rappeur ñëw c'est que rabul li nga xam ne loolu noonu la booy bugg ma c'est que foofu sa rap moo lay sécuriser. cafétéria am na ñu fa booy jëli baax daal dañ ko doon tingoom biir cafétéria. comprendre fu may waxee ni kon bu ñuy dóor keneen cafétéria dañu war a laajte gaam bi lan la liggéey pour ñëw cafétéria. c'est que sa job moo lay sécuriser ñun amuñu garde-corps amuñu dara ñu ngi dox si gam bi boobu ba léegi ñun lu ñu dund. waaye ñun encaissé nañu dund naaf gaas ak yet booy ñun tour nañ suñu deret ndax hip hop mosuñu ko taxaw di wax. dafa bokk suñu yoon mais ñun si gam bi kenn ñu wutal sens interdit. fii ak fële parce que aussi loolu daf ci bokk ci Gambie loolu dañ koy assumer. ñun lu nekk dañ koy jox
ak xam ba mot sëkk ñu dem demi mesure par rapport ak hip hop bi. parce que dafa amoon lu ñu bëgg am vision boo xam ne dañ ko am. te public bi ñoo leen wax du ñu ñoo leen di wax def leen lii quoi 112 heures am na ñu fi sànni xeer. waaw est-ce que waa 112 heures ñoo wax gars yi sànni leen ko xeer. d'accord léegi li moment si di gën a dem ñi gis ni seen ambition day gën di yokk après compilation yi di tegle compilation yi di ñëw ba ci defe naa New Era. New Era Crazy Cool waroon na cee bokk mais dafa ñëw fekk si waat seen affaire boobu encore. non New Era c'est pas New Era ñun ñoo fa def morceau. waaw mais ce que li ñu am ci comme info mooy que dañoo bëggoon ngeen jël yéen ñëpp. ngeen def son. Crazy Cool war cee bokk ñu ne noo ñaari daaf di ci bokk. mais bu ñu xoolee compilation yi di tegloo loolu pour yéen lan la woon exactement. compilation bu ñëw foog fu kenn cook ñëw dugg ci. waaw parce que loolu liggéey la rek damay dellu tuuti si New Era quoi New Era compilation ba nga xam ne la suñu benn bro bu ñuy àndal moom moo am link ak gars yi nekkoon fa di jooba gars yi moo Cable Sës ne fa di enregistrer ay affaire seeni jabu bopp quoi moo Cable Sës ci la link bi am ak bro boobu noonu ñu war a def compilation ñun dañ bëgg fu kenn cook def benn morceau pour ñu ñëw bokk ci compilation boobu noonu quoi léegi loolu la ñu proposé dañ koy def après bi ñu ñëwee tamit dañu dem job suñu son ñëw andi ko yeneen compilation yu ñu def yëpp parce que ñu ne Crazy Cool that's the same dañuy toog Daaf Gero Crazy Cool am contact bu ñu dañ soxlaay groupe pour compilation Crazy Cool ne leen waaw am na fukkeen cook bu nekk Daaf Gero ak man comme ñun niñ ko defee ci yeneen yi ne am na léegi laa pour ñu boole ko dem loolu pour man du blème quoi ku nekk tamit xam nga bu baax fan nga ko war a teg et puis xam nga fan ngay jaaree pour nga mën a képp business bi. waaw parce que compilation yi mooy ñëwaat xëy na pire après dina si yaral parce que compilation yi aussi c'est que chaque obstacle bu ñu dund c'est que day ñëw ci 11 yi xam nga wane laay def mooy dañu ñëwoon pour wane te wane woon nañ ko quoi suñu tempérament par rapport ak hip hop bi suñu ñaax négocier ak suñu liggéey ak suñu volonté wane nañ ko après bu ñuy pousse c'est que track by track day définir moment boobu noonu fan lañ toll ba tey si album bi nu mu tawee xëy na damay bàyyi pire mu expliquer la 11 par 11 nu mu jokkalante ba xam ba fu ñu yegg si fii nii quoi. aywa waaw parce que boo xoolee dañ lay wax comme maa ngi koy wax ci mbedd Zunu musique waaw dañ lay wax xam nga première compilation bu ngi def mu ngi tudd wane laay def gars yi ne lan la ñu wane xam nga lan lañ wane ñu ñëw ci Cabral yi ñëw ci kàllaama mbedd bi ñëw ci Daaf Gero bu ñu jógee parce que dañu amoon ñaari sas bi début bi quoi bi ñuy jóg dañu amoon premier sas bi mooy jaay Daaf Gero balaa dara di xew deuxième sas bi mooy jaay suñu crew fukkeen cook kon ñaari sapo la ñu amoon yi nga xam ne dañ ko waroon atteindre ngeen ko atteindre nañ ko bi ñu jógee foofu noonu ñu ne lan la ñuy wane ñu ne dañuy wane yan bi dafa diis à travers ci Gero bi ñu jógee li nga xam ne ñu ngi koy dund ñu def ko ci Sacré Corruption après Sacré Corruption ñu ngi ñëw ci dundal mbedd ci xel yi ñu ne lan lañ yan bi dafa diis lan moo ñu ciy génn lan moo doon solution ñu ne foog ñu dundal mbedd ci xel yi bañ mbedd di ñu jëriñoo mais ñun ñuy jëriñoo mbedd bi bi ñu jógee foofu boobu mooy compilation bu ñoom malal bi bu ñoom malal def prise de conscience collective bi ñu jógee foofu noonu ñu ne dañuy ñëw ci New Era mooy Rubu Fuus ginnaaw bu ñu dundalee mbedd yi ci xel yi ba taxaw ba képp lépp lan la ñuy représenté ñu ne ñooy the king of underground parce que loolu moo ñu jox lu ñu doon bi ñu jógee foofu tamit après ñu def yeewee ko am na parce que boo taxawee tamit ba am kàttan bi ba am vision bi da nga war a yeewee ko pour nga xam fan nga jëm après yeewee ko am na ñu andi def ndam parce que boo yeewee ko def ndam moo des ci sa life da nga war a def ndam da nga war a xare pour képp ko après def ndam da nga gis ne xam nga ci lañ nekk suba def ndam njëriñ bi suba lay fay def ndam ngir ñu mën a teg lu concret la nga xam ne dafay jëriñ suba def ndam boobu noonu nekk la nga xam ne mën nañu wax ne Cap de Sës la Pire Nef la fukkeen cook la Daaf Gero la mu dem ba benn instant yematul si ñun mu nekk generation ba nga xam ne booy dañuy nekk Casamance di ko dund ñii nekk ba Belgium di ko dund ñii nekk ba Njaareem di ko dund ñii nekk ba everybody ci monde bi gars yi teg Zunu mu worldwide représente xam nga waaw république tchèque ñëpp parce que pour indi la c'est appel la xam nga fee day nekk benn def ndam single bi def ndam kese la foofu dañuy wax par rapport ak ñun suñu carrière mais aussi mënul yem foofu noonu après day def lan génération la ñu soxloo parce que ndam bi c'est que jeunesse bu nekk ci àdduna bi yëpp ñun ñoo soxla ndam par rapport ak suñu société et ñun ñëpp dañu war a work together ñu nekkandoo benn mën a xool xam nga waaw direction bi lan la maan très bien ba ngeen di génnee single bi c'était une première fois benn son génn sur support comme support album ñu koy jaay ci hip hop bi je pense que même Mbalaxmaan ñi ko fi ñeme woon seen Youssou Ndour moomu la moo ko fi ñeme woon def génnee benn single génnee jaay mais en matière ci hip hop bi fukkeen cook moo ko fi njëkk def déjà ambition bi lan la woon exactement waaw ñoo def lu kenn warta mënta def wala wóolu seen bopp de trop la wala da ngeen foogoon da ngeen jàppoon ni aussi public bi mu ngi leen di xaaree foofu te boo leen ko defee dinañ leen fekk si waaw idée bi déjà dañ doon waxtaan ak sama benn bro Maka Amak
moom moo am idée bi sax quoi dañ doon waxtaan ni di détail parce que dañu waroon def single mais bëgguñu woon def comme gars yi ñuy waxtaan ba idée boobu noonu génn quoi moom moo am idée bi léegi bu ñu ci benn sens bu mu ko amee après ñu gis ne loolu la après ñu waxtaan ci ñu gis ne loolu la ñuy def parce que aussi affaire bi comme ni ñu la ko waxee bu ñu waxee Rouba fausse mais forcément Baye Seck dañ ko war a confirmer quoi. groupe underground yi moment boobu noonu amuñu woon accès fenn groupe underground doo ko gis télé doo ko gis rajo ñëpp a doon jooy te ñun loolu dañ ko bëggoon jeexal quoi comprendre nga bu ñu demee Jéggiraay comme première fois la aussi ñuy joob ak Jéggiraay album la ñu amoon projet album bi génnagul. comprendre nga léegi lan la ñuy def pour teg ko parce que Jéggiraay aussi ñun lu taxoon ñuy gën a joog ñoom c'est pour. waaw ànd ak ñoom jóg quoi. waaw non ñun jógoon nañ. non mais pour ànd ak ñoom. waaw pousse leen aussi comment contribuer par rapport ak développement wu. RF boobu parce que ci ghetto bi la nekkoon mooy comme lu ñuy wax sax idéologie boobu noonu la ñu amoon. bu ñu ñëwee waxo gars yi ñoom dañu xawoon sax gisee bu ñu woon noonu idée bi quoi parce que dañu ko doon xaw a ragal. après xam nga ñu imposer ko teg ko et bu ñu ko defee aussi defuñu ko comme ni nga ko waxee defuñu ko manière bu simple nii rek quoi dañ ñëw def ko support bu nice defal ko aussi wëri ko. parce que wari ko tuuri boobu noonu la Sénégal di soog a am ay saayfa lu ñu munti wax Sénégal xamoon nañ saayfa tubaab yi di ko def quoi américains yi mais Sénégal kenn mosu ko fi woon teg après si lañ ñëw parce que keef ñu fa dañ ko doon teg biir daaf ñun ñu jël ko génne ko dafa wari ko tuur mbeddu Sénégal yëpp ñu teg fa ay wari ko di jaale suñu sedda mu nekkoon première fois pour waroon groupe underground je me rappelle ngaa ko blende da doon ñëw ci yooyu am na benn moment mu ñëw muy expliqué mu ne ñun groupe underground yëpp dañu war a roy ci Fouken Cook quoi et loolu noonu dëggal te gis nañ ne roy na loolu noonu quoi parce que après à travers loolu noonu da ngay gis yeneen boy yu nekk ci corner yëpp ci groupe underground yëpp après di gis yoon comprendre fa ay boy deep ñëpp dañu fa doon ñëw am na yeneen boy yoo xam ne ba léegi émergé guñu mais ñu ngi ñëw nànk c'est que mu tàggat loo xam ne ce n'est pas évident parce que fii ñun mosuñu gis benn groupe bu jógee koñam ñëw tegal ñu daaf géro saay fa tegal waa caaro yi ñun dañ ko doon def caaro yi Pikine yëmbal lu nekk daj nañu si te moment boobu la ñuy wax nit ñi dañu agressif ba mu jeex kenn mosu si xeex deret mosu si tuuru te kenn du téye kenn du téye kenn te daawul guddee aussi day guddee day dem yenn saa ba 3 heures du matin te da doon rafet di naaj di dundal hip hop bi carrément ci saar bi ba après xam nga gars yi di ko commencé di ko reprendre gars yi def ay single Bibson aussi ñun dañ koy bëggee de passage parce que moom moo njëkk a taxaw ci rappeur en fait saluer initiative boobu noonu ba mu nañu moom album yu bëri yi bu fekkoon idée bi amoon na ko du ko def parce que yenn saa yi day am projet wu génnee benn son mais Sénégal lañ nekk da nga koy mujjee def album léegi à partir de idée boobu noonu tey ñu bëri dañuy am seen public di leen xaar ñu génne single commercialisé ko dafay affaire commencé def ay sënday saay fa te booy xool da lay delluwaat ci défi bi ñuy wax quoi parce que depuis dès le début Fouken Cook ci groupe ci défi lañ ko créé quoi mooy que ni chaque instant lan lañ mën a andi lu bees nekkuñu di consommer par rapport li fi gars yi defoon mel na ay teeñaa quoi mais dañ ne ñun gars yi def nañ fondement bi tabax nañ teg nañ briques yi mais ñun ek dañuy ñëw dëkk wala ñun dañu war a contribuer ñun loo moo nekk suñu défi quoi naka lañ war a ñëw pour def comme niñ ko defee dès le début ñëw imposer gars yi live bi parce que gars yi dañ ko doon def Gëb la da ko doon def BMG da ko doon def maay fàttaliku manu sax de passage bokk na si ñi ñu ñaax Fouken Cook pour ñuy def live ci benn soirée BMG ba nga xam mu ngi amoon Café Plus dañ ko doon def mais seulement doon yem seen bopp mais dañuy ñëw pour imposer ko pour wax gars yi ne dañ ko war a def by force parce que lii moo mën a jaay suñu musique à travers adduna bi international bi gars yi di wax du ay séeréer yooyu jël dem jaay ko international scène la scène moo mën a jaay suñu hip hop léegi côté boobu dañ ko révolutionné bu ñu ñëwee tamit ci côté boobu noonu ci côté andi lu bees originalité dañu réfléchir sur la culture nationale comme ni ko Amical Cabral defee ñu andi bralkaay ñëw teg ko dindi complexe bi nga xam ne jeune sénégalais amoon nañ ko quoi wan leen ne carrément affaire yi mëg sa pauvre la développement si sa alentour lay jógee il fallait nga gëm sa bopp pour nga mën a kepp loolu noonu ci dream boobu noonu ci wéy boobu la ñuy doxee ci la ñuy doxee ba war a génn compilation ñu ne chaque instant dañuy jéem a def la nga xam ne mosu fi am parce que loolu mooy def la part des choses par rapport ak gars yi parce que dañ jàpp ne ay nit lañ ay MC lañ comme ni ko Kares woon nekkee dañ jàpp ne ay MCs lañ comme kii définir hip hop ni mu ko nekkee dañ jàpp ne ay MCs lañ comme Tupac ni mu ko nekkee dañ war a use suñu brain xalaat ay nit lañ xel lañ yor comme ñëpp ci àdduna bi quoi jaajëf mais benn moment da ngeen def lu grave aussi mooy que da ngeen jaay kàll da ngeen jaay làkk comme ni ngeen jaayee daaf géro noonu ngeen jaayee aussi kàll bi démb dafa am benn waay bu ma ne est-ce que waa Fouken Cook jotul ñu génnee benn livre boo xam ne dañuy bind comme par exemple Kanaro nga bind mooy naka waar affaire yi demee noonu yëpp lu muy signifier et tout est-ce que tey ci carte graphique hip hop bi c'est vrai que mënatoo ci génne daaf daaf géro kay daaf géro la sax mooy ruubi comprendre bi daaf géro la mënta ne mais léegi tey jamono di dox ba nii est-ce que ci ambition yi tey bokk na ci en dehors de rap
am na yeneen loo xam ne yéen a ngi koy try biir Daaf Gero loo xam ne ça n'a rien à voir ak hip hop bi mais pour sensibiliser jeunesse bi fa nekk par rapport ak bu ñu xool seen jaar-jaar et tout donc am na ci lu bëri loolu lañ ci war a mën a try quoi. waaw affaire bi projet la am nañu ay projet mais xëy na day nekk projet à long terme c'est que lu ñu am pour bëgg ko def suñu Gero mu nekk lu concret ci côté conscientiser c'est que yamul Daaf Gero quoi loolu lu ñu bëgg partager la ak jeunesse su Sénégal yëpp njëkkoon nañu def benn édition mooy weesuwul et weesuwul boobu noonu c'est que loolu projet la à long terme c'est que fii ba 40 ans c'est que dañ koy def saa bu ñu taxawee dëggantaan dañ koy def quoi projet boobu noonu c'est que ci projet Fuk n Cook la bokk ça n'a rien à voir ak hip hop bi mais par rapport ak suñu vécu la par rapport ak idéologie yi nga xam ne am nañ ko tey à travers le rap ñu mun ko partager ak nit ñi ñëpp duñu déglu hip hop am na ñoo xam ne ci ay émission lañ nga leen mun a amee ñu comprendre idéologie bi et loolu noonu la ñu comprendre que dañ ko war a def projet di wàcc ci society en fait jëmmal li nga xam ne dëggantaan njaay moom lañ gëm comprendre li ñu gëm mooy ay jeunes lañ comme ni ñu ko waxee def ndam génération et weesuwul pour ñu def loolu noonu et weesuwul pour ku def jël 10 ans mu changé génnaat bokkat ci société bi dundal ko comprendre nga weesuwul pour booy bi nekkoon alcoolique xëy suba bàyyi comprendre nga nekkaat ci beneen weesuwul par rapport ak affaire yu bëri ñu taxawalaat saar bi loolu force mu ngi suñu brain et am nañu sax ba ay projet def ndam school pourquoi pas xam nga waaw projet yu bëri na quoi mais xëy na xam nga waaw chaque chose à son temps quoi waaw li may sànqal benn question bu nga posé par rapport ak kàll bi waaw slang bi waaw mais moom album bi bu ko amee je pense que am na benn brochure bu ci nekk quoi brochure boo xamante ne benn mini dictionnaire la mooy métier bi ñu ngi foofu mooy xam ne utiliser nañ ko ci album bi signification bi mu ngi ci quoi te am nañu projet yaatal ko bind benn dictionnaire bu mag quoi jës lii brochure la woon pour album bi gars yi mën a gens yenn mooy quoi loolu la woon quoi mais ñu ngi ci projet bind nga ni dictionnaire pour baaxee ko jaam quoi bu ko defee au moins ñu ngi koy job au fur et à mesure ñu dem da ngay gis ni gars yi dinañ complexe bi tey ba woon di xool exemple yeneen MC même bu dee xam sekkoo leen lenn seen biir son ngeen ci dégg ay kàll yoo xam ne donc c'est kàll typiquement Daaf mais dañ koy use parce que c'est typiquement sénégalais dafa am solo la may xam nga street la c'est que mbedd ñun ñëpp dañ ko bokk nga dëkk Médina nga dëkk Grand Dakar nga dëkk Thiaroye dafa am loo xam ne ñun ñëpp ñun ñoo ko bokkandoo benn instant di dund comprendre nga et culture bi hip hop moom moo ñuy may pour ñu daje ñun ñëpp pour mën a jëmal loolu noonu def ko ref boo xam ne benn instant day positif mën a jëriñ société bi et ñun dañu gëm ne Sénégal complexe bi nekk sénégalais c'est que mbedd bi rek moo ko mën a dindi parce que suñu école yi complexe la ñuy jëmbat si ñoom parce que loolu moo tax ay Senghor ak comprendre nga suñu président yëpp c'est que ay complexe lañ ci kanamu tubaab bi artistes yi bu ñuy xool 95% bi wala 98% bi ay complexe lañ manière bu ñuy defee musique xoolal tey Sénégal ñëpp ay nigériens lañ da ngay xool clip bi c'est que da ngay mer bu ñu coupé son bi c'est que munoo xamee Wally Seck ak beneen booy fii nii buy rap munoo xam ban musique amatul différence bu fekkee da ngay xool ci image même vidéo dañuy bàyyi tubaab kii français yi créé ay jab yu ñu defee vidéo ñoom ñu ñëwaat copier ko et ñun loolu gëmuñu ko dañuy ñëw instauré hip hop won booy que c'est que am nañu lot of thing yu ñu war a génnee jaay ko àdduna bi gëmloowaat hip hop bi suñu bopp parce que mooy dindi complexe bi mooy bu ñu nekk ay artistes di fexe di créer suñu hip hop di ko wutal contenu di ko wutal yoon di def ay affaires yoo xam ne c'est propre à nous Sénégal te am na fi mais nag valoriser bi aussi dafa des même bu fekkee peu de gens ñoo koy def mais animateurs yi c'est que du ñu valoriser lu ñu war a valoriser dëggantaan jaay ci hip hop bi dinañu valoriser ay boy ni musique mais après dañuy seey mais lan mooy des parce que booy mooy lu mu la wax PBS dañu doon signé ak ay Ireland Record comprendre fu may waxee ni ay Pifras dañ doon def dara ci biir tey daara ji dañ ko doon def mais c'est que génération bii nii c'est que mun nañ def lépp mais musique bi génnul fii ay fii ngay ay feesal fee c'est que loolu c'est dafa yomb na quoi yomb na loolu c'est facile à faire pour tàngal Sénégal te kenn du fi nekkaat dégget yi grand loolu dafa leer parce que dégget yi bu dee star c'est que ñëpp nangu nañ ko parce que star da ngay am laara fucking jeez ñun dañu doon signé ay 75 millions à l'époque loolu du léegi comprendre fu may ni dañ ko doon sol di ko tàngal dañuy sol ay dàll 300 400 mille comprendre fu may waxee ni dëkk bi yëpp di leen toppandoo di taxaw et puis tam dañ ko doon tàngal ci biti mais mun nga tàngal fii mënatoo am succès bi Black Mbollo amoon fii nii. mais seen premier voyage. dafa am gis-gis boo xam ne booy dañ ko war a am. si seen premier voyage. jóge fii dem extérieur. waaw ban différence ngeen gisoon ci musique bi par rapport ak Sénégal ak foofu. waaw différence bi ñuy gis mooy différence bi ñuy gis ba léegi quoi mooy que ni gars yi liggéey lañ xam ak originalité. damay fa am benn freestyle bu ñuy def maak Free Cousin d'Afrique. bi ñu génnee gars animateur bi ci boppam moom li ko gën a impressionné mooy que ni gars dañuy ñëw di jéem a taxale rap français di jéem a rap français te
ñoom seen bopp sa gars bu ñuy rap du leen déglu parce que ñoom seen français argot bi la ñuy gën a use quoi lu gën a bëri quoi ñun ñu ñëw ñu tegal ñu biit ñu dawal ci li nga xam ne ñun loolu lañ xam muy wolof xam nga kalaama mbedd bi dawal ko quoi léegi gan après loolu da ko impressionné ba daf ñu koy wax quoi nañu man gars yi bëri bu ñëwee fi ni complexe la ñuy wane mooy que ni du ñu jéem a jël lu nekk si ñoom ñu valoriser ko mais yéen dama leen di féliciter di leen joxaat cër di leen wax ne xam nga nekk leen fi ngeen nekk fi léegi yéen a ngi jël li ne si yéen di ko valoriser parce que dafa am lu important ci hip hop gars yi loolu la ñu desee comprendre xam nga gars yi da ngay jégg parfois ñu ne la non pour international foog nga làkk anglais foog nga làkk chinois foog nga làkk ne hip hop dafa am la xam ne loolu moo universel ci hip hop mooy flow technique rhyme àdduna ñëpp a ko bokk loolu nga mën a nekk États-Unis jaay ko sénégalais bi loolu nga mën a nekk Sénégal jaay ko ki nekk xayra laa woo loolu nga mën a nekk Dakar jaay ko ki nga xam ne mu ngi nekk Chine loolu moo nekk li nga xam ne lu la ñëpp bokk ci hip hop li ci des liggéey la job la teg ko fi nga ko war a teg et puis am originalité ba nga xam ne gars parce que di nga gars yi ñoddi ak yi ñuy def fi nii gars yi ñoo la ko ëppale junni yoon yaroon koy ñoddi di ko kii te amoo ko gars yi dañ ci tëdd di ko def suba ngoon loolu mënu leen yéem da ngay ñëw dañ naan la su waay dellu dem liggéey ok li may wax par rapport ak loolu noonu mooy affaire complexe bu ñuy wax nii ba léegi rek parce que ñun fukkeen ko amuñu complexe benn rappeur bu nekk Medina wala wherever def lu nice dañ koy recognize quoi ñu rab bu dëgër bu ñuy wax mais ci indi sif lañ ko jëlee parce que dafa nice indi sif di ko wax rab bu dëgër bi ñu jël ko di ko valoriser parce que indi sif lañ ko jëlee te rusuñu toog fenn wax ko dañ koy wax ouvertement ñu ñooyee rap di big up rappeurs yi ci suñu album ñoo la leen ay Fofo Rapadio Disciples parce que Rapadio ak Fofo def nañ lu bëri si ñun quoi fënaka kon dañ koy reconnaître di ko wax ñun duñu ay complexé rappeur bu def lu nice dañuy toog wax ko kon gars yi nañu valoriser slang bi nañu valoriser bralka yi ñu bàyyi wax ji te liggéey d'accord loolu la et puis la may gars yi xam nga complexe bi dafa graaw de lu leer laa leex ni gis nga Sénégal dañu war a di bàyyi di teg ay rap américain c'est que du dara c'est que mun nga nekk connaisseur hip hop mais nga dund ko sa gàlle mais c'est que tey booy teg rap américain c'est que amul benn njëriñ c'est que du xam-xam booy jaay nit ñi parce que internet am na léegi li ngay ñëw di wax gars yi bu ñu demoo gëstu ko dañ koy xam mun nga bëggu te c'est comme suñu télé yi ni ñuy wane ay championnat nangam bàyyi suñu championnat Sénégal c'est que bu ñu defee ne ñeneen ñooy ñëw développer suñu hip hop wala boog suñu sport c'est que dañuy foo dañu war a gëm suñu bopp français yi loolu noonu la ñu comprendre après ñu teg ko am ko améliorer seen town après ñu move ñun amuñu complexe ci rapport faala ñu Tupac comprendre lu ma wax ni c'est que respect lañ ko jox comme ni ñu ko joxee suñu grand Maxi Crazy comme ni ñu ko joxee suñu grand Matador c'est que respect mooy am ci real MCs foo munti nekk ci àdduna bi mais nag dañu ñëw pour compétir ak MCs yu nekk yëpp si àdduna bi ñun balaa ñuy bég c'est que ñu koy partager groupe américain yi nga xam ne nit ñi dañ leen di rêver fii ñu am leen ñu xam ne Baye c'est que mic bi pour ñëpp la te street bi Baye dañ koy jàng comme ñëpp nga nekk States nga nekk Gambie nga nekk yaa xam foo nekk affaire bi knowledge la te mu ngi if quoi. très bien waaw te par rapport ak loolu maa ngi jéego la ma si yokk dara mooy que ni yenn gars yi ñu ngi ñëw ñu ngi comprendre parce que bu ñuy ñëw tamit loolu dañ ñëw pour contribuer ñëwuñu rek pour andi benn affaire boo xam ne pour daaf géro la bi ñuy ñëw di andi kalaama mbedd dañuy ñëw pour contribuer par rapport hip hop Sénégal bi parce que gis nañ xam ne am na États-Unis Jamaïque dañuy patois bi da nga ko fay gis boo demee France da ngay gis argot bi pourquoi pas hip hop culture la culture bu nekk hip hop da nga koy jël adopté ko par rapport ak say réalité am na fii pourquoi pas duñ ko def ñu créé kalaam mbedd bi andi ko am na MCs yu bëri nga xam ne ñu ngi koy jël di ko dugal seen album. très bien di kebe gars yi di kebe fa all quoi. ma yokk lu ndaw rek. gis da ngay gis parfois gars yi di jël benn journée boo xam ne spécial benn rappeur Kaana la wala benn rappeur français. te pourtant un gars comme Daddy Bibson il a plus de 7 albums. pourquoi ñu def journée Daddy Bibson journée Max Chris parce que ñooñu ils ont beaucoup fait. une dizaine kay une dizaine kon nañ def loolu quoi. parce que ñun rap jolof la quoi. booy bees yi nii xamuñu. grand yi lu ñu job xamuñu ñoom Daddy bi xamuñu ay gëb la. mais léegi c'est vrai léegi bu ñun bu ñu nekkee si bu fekkee ne nekk ci rajo yi di valoriser seen bopp di valoriser ay groupe yoo xam di jaay garaaw c'est que da ngay sonal sa bopp c'est que booy dañu war a wàcc reconnaissant parce que dafa nit ñi dañu rëy ba ñamay ñu wax li BMG def ci hip hop li Rapadio def dañ koy wax nii rek te duñu dugg ci xam nga ci bagage bi dëgg-dëgg léegi loolu bu ñu koy wax xam nga lan la ñuy dimbalee dañuy xam Rapadio fan la taxawoon ba am li mu am ak yan erreur la def ba mu mujjee fii léegi booy bu ñu ko comprendre dañuy jëm ñun booy loolu la ñu comprendre moo tax ci game bi yi gars yi def yëpp ñu dañ leen di reetaan bu ñi ñi di wax du ñu génn rab bu dëgër bi dañ lay ree parce que loolu dañ si ñëw parce que day ñëw feeñ ci biir album bi ba affaire bi xoola rab jolof moo raw ni ko Black G doon waxee c'est que nit ñi foofu la ñu war a taxawaat xoola ñun waruñu faale beneen musique dañu war a dem benn semi direct benn semi direct biir Daaf Gero benn direct bu daw boo xam ne maa ngi ci bëggee suma assistant Baby Cool tey Baby Cool moo ma doon defal micro trottoir donc xam nga lii moo graaw parce que lii moo ñu wutale ak journaliste yi moom
sama concert la ci beneen média la nekk. mais dama ko woo ne ko defal ma série de reportage ci lii ak lii ak lii ak lii. Daaf Gero la dëkk kooku ma wax la benn affaire si Baby Cool témoignage la ah. Yuk Ñas bi moom moo def ci refrain bi. et puis lu gën a grave Baby Cool sama génération la ñun ñoo commencé ndaw woon rap. Baby Cool da doon rap. gàllam la crew mu doon rap gàllam lañ doon répété. et paa am yàlla na suuf sedd si kawam bu ñuy bind dictionnaire slang bi paa bi jox nañu benn livre parce que moom day jàngale olof paa bi tàggat nañu ci lu bëri par rapport ak kalaama olof bi. dëgg la et yàlla na ko yàlla yërëm quoi contribuer na aussi lu bëri ci Fuk and Cook fu mu soon fekk day ñëw waxtaan ak ñun ñaaxaat ñu. film Dalifort en 82 bu mu koy njëkk a seetaan jour bu ñu koy njëkk a indi di ko teg ñoo bokkoon koñ nii paa bi dafa génn ma fis kañ dem ñu dem ma koy seet jour boobu la ko ñëpp seetaanandoo xam nga mu jox ñu honneur boobu noonu et puis tey bu ñu bindee tey diction kii bu ndaw bi mini brochure bi grâce à moom quoi war nañu lu bëri pour wan ne Gala Baby Cool hip hop la. pour wan ne Daaf Gero hip hop la te dañuy dellu sànga mooy gars yi xaajale bi ñu doon bëgg di ñu xaajale ak Crazy Cool. paa bi da si doon contribuer lu bëree la nga xam ne sax ñun après la ñu doog a sib loolu. waaw moo tax Crazy Cool seen jour concert bi école ba. mu ngi ko doon teg foofu. la mooy dafa am solo ñun. ñu dem daaf donc noo ko mënti déggee jàpp leen di benn semi live la boo xam ne Baby Cool moo ñu ko defal léegi nii foofu noonu ca Daaf Gero donc defe naa dugg na ci gàlle yi ñetti gaa yëpp dugg na ci mbedd mi am na lu mu fa loqati quoi donc ñun ñoo koy déggandoo nag ñun ñooy déggandoo lépp lu fa am foofu noonu ci daaf aywa ñu dem. bëgg nañ xam naka nga wax ni tuuti si ki nga xamante ne moom moo di Cap de Seus tey di membre Fuk and Cook la nga xam si moom depuis mu nekk xale ba toll nii. waaw bon man avant tout di wax ne rek man sama kanam la yaroo nekk xale bu ndaw ndax man ak magam. yàgg nañu ànd depuis temps xale waaye Cap dama gis ci moom changement bu rëy ndax buy nekk xale moom ku dëgëroon bopp la waaye wax dëgg yàlla bi mu màggee nii moom changé na quoi voilà. lan nga wax tamit ci groupe bi nga xam ne moo di Fuk and Cook. waaw groupe bi bon xam naa ne liggéey leen may li ñu am ni tey waaw dañoo ñafe borom bi jàppale leen ñu am li ñu am tey voilà. yow nga nekk peut-être danseur wala ki nga xamante ne moom moo di Cap de Seus tey lan nga ñuy wax ci ki nga xamante ne moom moo di Yerne di Cap de Seus lan nga xam si moom fi mu nekkee xale lan la daan foowee et tout ndax dafa mës a dugg si affaire bi nga teewul si dugg ngeen ko mës a xamee et tout. Cap de damay wax ci moom en tant que grande sœur am ndax sama kanam la yaroo nekkoon na xale boo xam ne xale bu léegi sax léejoon na ba mu nekkee xale dinañ jékki-jékki duñ ko gis bu ñu laajtee ñu ne ma nga beel daal la doon nekk dañuy jékki-jékki gis ko mu ñëw indi ay potam di toggee ñu jël sànni dóora ba muy bëgg a dee léeg-léeg mu dem ci gisee ay bërigo yu ñu teg bërigo ndox bu demee géej ba ñëw boo xamee ne su ñëwee dañ koy dóor bu muy dem bel di nekkee xale dëngoon na tarap bu xëyee bu waree dem fenn ndeke day jubali benn bu ñëwee ñu jàpp dóora bay bëgg a dee géej nag moom boo fa teree ci la gën a mën a dem géej boo xamee ne bu jógee géej bu ñëwee dañ koy dóor bu fekkee bërigo ndox yu maso yi nekk mu tëmb fa dañuy jékki-jékki daal gis kuy siit di ñëw buñ dóoree mu daw nëbbatu ci ginnaaw yaay ji ndax xam nga caat la xaritu yaayam la du nangu ku ko laal xale bi soboon naa sob ba nga xam ne mu dem ba yàgg suñu benn morom sax moom la waxoon da koo nopp ndéngi moom lañ ko doon tooñee buñ koy tamit ci groupe bi nga xam ne moom la nekk muy groupe Fuk and Cook. groupe Fuk and Cook moom jàmm rek laa ci gis ay xale lañu nekk nañ Dalifort yaroon doo nekk benn yàlla boole leen ñu bokk liggéey ñu déggoo dañ leen ñaanal seen déggoo bii nag mu continuer ba ñu dem bay tuddante ay doom seen groupe bi avancé ba fuñ bëgg a àgg mu àgg fa. ñu lay jaajëfal ñu ngi fii tamit ak benn frère bon dañ koy bàyyi sax moom présenté wax moom mooy kan ak lan la ci ki nga xamante ne moom moo di Cap de Seus. Remo Constant Mendy from Daaf juddoo Daaf màggee Daaf defee carrière am yëpp Daaf frangin Cap de Seus jarbaatu Cap de Seus membre staff Fuk and Cook en même temps waaw. lan la ñuy wax ci Cap bi nga ko xamee léegi ci lan lay dox ndax muy dox ci lu baax wala dafa mos a dugg ci loo xamante ne da nga ko gis nga xam ne lii neexul la. te mu continuer ci et tout quoi. waaw nga su ma amoon lu may wax si moom xam naa ne su ma ko doon wax mën nañ nana fii quoi dañ fiy fanaan mais dañuy wax tuuti lu gàtt ci moom mooy xam nga
Cap qui parle de Cap, parle de la rue, parle de mbedd, parle de positivisme. Malgré compliqué bu mu doon y a toujours du positif là-dedans. Donc dafa nekk ci ki nga xam ne dafa defar lu bëri ci suñuy booy parce que xam nga dugg na ci ay affaires yu neexul ñëpp comme tout le monde on est tous tentés dans la vie ku nekk da ngay am jaar-jaar Béru Cool am na fu mu jaar Raymond am na fu mu jaar mais l'essentiel mais de se savoir relever la tête dem dox Cap loolu la def état boobu la franchir palier boobu Pire mu ngi koy expliquer dem ci émission bi am na ci lu mu nekkoon moo ko ci génnee am na grand yi nekkoon ci hood bi dañ ko doon jugé par rapport ak accoutrement am nu muy doxee mais après bu ñu subee loolu ñuy ñëw naan ma non booy yaa ma xamal kii parce que lii nit la comme tous les autres mais y a plus de positif que de négatif c'est Cap de Seus parce que kii defar nit la quoi mbedd bi seede na loolu 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 mbedd bi seede na loolu